Macky Sall dictateur. 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 Macky Sall dégage. 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 Macky Sall voleur. 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 Macky Sall dictateur. 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 Macky Sall dégage. 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 Macky Sall dictateur. Macky Sall dégage. Macky Sall dégage. Macky Sall dégage. Macky Sall dégage. Macky Sall dictateur. 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 Macky Sall assassin. 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 Macky Sall criminel. 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 Macky Sall assassin. 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 Macky Sall na dem. Macky Sall na dem. Macky Sall na dem. Macky Sall na dem. Macky Sall voleur. 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 Macky Sall dictateur. Macky Sall voleur. Macky Sall voleur. Macky Sall assassin. 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 Macky Sall dictateur. 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 Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall dictateur. Assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall assassin. Macky Sall criminel. Macky Sall criminel. Assassin. Assassin. Macky Sall criminel. Assassin. Macky Sall. Macky Sall criminel. 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 Macky Sall dégage. Macky Sall dégage. Macky Sall criminel. Macky Sall dictateur. Macky Sall criminel. The president of Senegal, Macky Sall, is a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, does not allow free and fair elections in Senegal. The president of Macky Sall, President Macky Sall, is holding 2.5 million identities. The president Macky Sall has jailed all his political opponents. We want the world to know that the president of Senegal, Macky Sall, is a dictator and a criminal. He has arrested all his political opponents. He does not allow free and fair elections to take place in Senegal. The president, Macky Sall, is not allowing free and fair elections in Senegal. The president, Macky Sall, has jailed all his political opponents. Macky Sall is a criminal and a dictator. Why the world is standing by watching Senegal is engulfing in fire.
Macky Sall is a criminal and a dictator. He arrests all the Senegalese people that speak against him. Free speech is not allowed in Senegal. For someone who has a U.S. citizenship, it needs to be looked at. Macky Sall is a criminal and a dictator who's afforded all the rights, but he deprived his people from the same rights. Macky Sall is a criminal and a dictator. We need the world to know he's a communist, a criminal, and a dictator. We need the world to know who Macky Sall really is. He's a criminal and a dictator. We want the world to know the Senegalese people are being deprived from the right to vote. 2.5 million Senegalese do not have identity to vote. He's holding our IDs, he's hijacking our elections. He's the only candidate in the presidential election. Macky Sall is a criminal and a dictator. We want the world to know the president of Senegal, Macky Sall, is a criminal and a dictator. We want the world to know. We want Donald Trump to speak to Macky Sall. Macky Sall is a criminal and a dictator. We want the world to know. He deprived the Senegalese people the right to vote. He's holding 2.5 million identities. Macky Sall is a criminal and a dictator. He's hijacking the Senegalese elections. Our elections in February of 2019. This is why Macky Sall did not actually show up in the General Assembly. He's busy stealing the Senegalese elections. Macky Sall is a criminal and a dictator. We want the world to know Macky Sall is a criminal and a dictator. The world must know. We want the world to know the Senegalese president Macky Sall is a dictator and a criminal. We want the world to know Macky Sall, the president of Senegal, is a criminal and a dictator. He's stealing the Senegalese identities. Macky Sall is holding 2.5 million IDs from the Senegalese people. Macky Sall is a dictator. He passed all the laws to favor him without opposition. Macky Sall is a criminal and a dictator. He's the judge, the jury, and the executioner. Macky Sall is the judge, the jury, and the executioner. Macky Sall, the president of Senegal, is a criminal and a dictator. We want the world to know that Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator. Macky Sall is a criminal and a dictator. He's hijacking the Senegalese elections. He's the only president in the history of Senegal that run without opposition. Macky Sall is a criminal and a dictator. He want to make sure in the history of Senegal, the only individual who runs without opposition. He's a criminal and a dictator. Macky Sall is taking away the democracy the Senegalese people have built for 100 years. Macky Sall is a criminal and a dictator. We want the world to know that Macky Sall is a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is a world criminal. Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator and a criminal. Macky Sall is a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is a dictator. Macky Sall, the president of Senegal, is a criminal and a dictator. We want the world to know. This is why he did not show up in the General Assembly. He's too busy stealing our elections and the Senegalese people's money. Macky Sall is more paid than the whole world put together. The only president in the world whose salary is over $50 billion. He's a criminal and a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is a criminal and a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is hijacking a sovereign country. Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator and a criminal. We want the world to know that Macky Sall, the president of Senegal, is a criminal. We want the world to know that Macky Sall, the president of Senegal, is a criminal and a dictator. We want the world to know that Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator. We want the world to know
Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator and a criminal. We want the world to know. Macky Sall is a criminal and a dictator. Macky Sall, we will not allow you to hijack our elections. We want the world to know. You might want to remember this face because when I go there, I might not never make it back. Macky Sall is a well-known criminal and a dictator. Macky Sall is a well-known criminal and a dictator. Macky Sall is a dictator. If you speak in Senegal, you get jailed the same second. Freedom of speech is taken away from the Senegalese people. The right to vote is taken away from the Senegalese people. The Senegalese president Macky Sall is a criminal and a dictator. The right to vote is taken away from the Senegalese people. The freedom of speech is taken away from the Senegalese people. The Senegalese president is the judge, jury, and executioner. The Senegalese president is a criminal and a dictator. We want the world to know. The world should not stand by and allow this criminal mischief to go on. We want the world to know that the president of Senegal, Macky Sall, is a dictator. We should not allow him to get away with his atrocities. Macky Sall is standing by while people are dying in his own country. He has created a mercenary army in a democratic country. Macky Sall is a criminal and a dictator, and the world must know. Macky Sall is a well-known criminal. Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator and a criminal. We want the world to know that Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator. We need the world to know. Macky Sall have deprived the Senegalese people from the freedom of speech, the freedom of expression. There is no such a thing as democracy in a democratic country like Senegal. He is the only presidential candidate in the country. All his opponents are jailed. Macky Sall is a criminal and a dictator. We need the world to know. We need the world to know that the president of Senegal, Macky Sall, is a criminal and a dictator. We need the world to know. We need the world to know that Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator. We want the world to know that Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator and a criminal. We need the world to know. 2.5 million Senegalese do not have an ID to vote. We need the free and fair elections that's not organized by his own minister, Aly Ngouille Ndiaye. His minister stood up and told the whole world that whoever does not vote for Macky Sall is going to come out a loser. His own ministers are the one that organize the elections. How can an election be free and fair is being organized by the person who has been elected himself? Macky Sall wants to organize the elections to re-elect himself. We want the world to know that our president is a criminal and a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is a dictator and a criminal. We want the world to know. He did not show up in the United Nations because we promised him we will tell the world. That's right. The president of Senegal, Macky Sall, is a criminal and a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is a dictator and a criminal. We want the world to know that the president of Senegal did not show up in the United Nations. He did not show up because he knows the Senegalese people will come out and protest against him. He's not man enough to withstand a simple protest. A dictator who does not allow his people to have the freedom of vote, the freedom of speech, the freedom of expression. We want the world to know that the president of Senegal, Macky Sall, is a criminal and a dictator. Thanks to America, we can get the message out. We want the world to know that the president of Senegal is a criminal. Macky Sall, the president of Senegal, is a criminal and a dictator. You do not have the right to vote. You do not have the right to protest. You do not have the right to freedom of speech. The dictator Macky Sall, the world needs to know that the president of Senegal is a dictator and a criminal. The president of Senegal, Macky Sall, is a criminal and a dictator. We need the world to know.
On veut que le monde sache que Macky Sall c'est un criminel. We need the world to know that Macky Sall is a criminal and a dictator. Sénégalais yi duñu may Macky Sall dara. Macky Sall c'est un criminel et un dictateur. 2,5 millions de Sénégalais amuñu carte d'identité pour voter. Macky Sall c'est un criminel et un dictateur. Macky Sall is a criminal and a dictator. We are not going to allow Macky Sall to get away with his atrocities. The Senegalese people say no to your parrainage. We say no to your criminal activities. Macky Sall, we say no to your nepotism. The only people that work in his government are his brothers and his brothers-in-law. The man has turned a democracy into a dictatorship. The world must know that the the president of Senegal is a criminal. Macky Sall, the president of Senegal, is a criminal and a dictator. He has jailed all his political opponents. Anybody who speaks against him goes to jail the very day. Macky Sall is a criminal and a dictator. We need the world to know the president of Senegal is a criminal and a dictator. The president of Senegal, Macky Sall, is a criminal and a dictator. We want the world to know that the president of Senegal is hijacking our elections. We want the world to know that the president of Senegal, Macky Sall, is hijacking our elections. We need the world to know that the president of Senegal is a dictator. Macky Sall, the president of Senegal, is a dictator. Macky Sall wants to control his country by being a dictator. Macky Sall is given everything by the country of Senegal. He's a useless individual that comes from a very poor family. The Senegalese people took care of him and he betrayed us. Macky Sall is a criminal and a dictator. The Senegalese people have afforded him education. They've given him everything. The men have turned around and give us the middle finger. Macky Sall is a dictator and a criminal. The world must know that Macky Sall is a criminal and a dictator. Macky Sall is bad for the country of Senegal. Macky Sall is somebody who should not be getting a second candidacy. Macky Sall is the only candidate in the Senegalese election. And we will make sure the world does not let it go by. Macky Sall, we will not allow and we will not stand by and watch you and hijack our election. It's 2018. Your criminality is long overdue, my friend. The Senegalese people are not going to stand by and watch you hijack our elections. Macky Sall is a criminal and a dictator. We want the world to know. We are telling the world this, so in few months' time, when you see that the Senegalese people are being killed by this criminal, you know that we came here and told you. We are going to come out and stand up against him. He has bought armored car for the first time in the history of Senegal. Senegal is a peaceful country that's located in the westmost in the western country of Africa. Senegal is a democratic country. Macky Sall is a criminal and a dictator who's wanted to hijack our elections. He says losing the elections in Senegal is not going to happen. He's going to win himself the elections. At 1 o'clock. 1 o'clock, it's already 1:03, okay? Oh, so we're done. Thank you. Thank you. 1 o'clock. Thank you. 1 o'clock. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, no more. am na ci autorisation. Yeah, am nañu autorisation ba 1 o'clock. That's it. Te jeex na. Léegi jeex na. Waaw baax na. Dañu wane rek. Jàll na. Message bi jàll. Waaw gars yi nee nañu heure micro. waaye léegi ni ngeen koy gisee nii rek mooy lii donc ñun Sénégal du ñu autoriser criminel boobu comme niñ leen ko waxee sàcc bi mën naa sàcc waaye bu yaakaaree ne sénégalais yi dañ ko ciy bàyyi day nelaw moom nee nañ ko defe naa Macky Sall dafa war a daanu saret wala mu war a am lu ko jot boo toogee xool sénégalais yi yëpp nekk ci diaspora bi ñëw taxaw fii tey jàmmaarloo ak moom war naa xam ne sénégalais yi duñ ko may dara Sénégal free and fair election wala ñu jàllale Macky Sall ci biti
moom soit candidat yi dinañu bokk wala moom du bokk loolu rek moo mën a am na jox sénégalais yi seen i carte d'identité na jox sénégalais yi seen droit de vote te yéen ñëpp tamit xam leen ne comme niñ ko waxee mbéjum kanam borom moo ko mën a fajal boppam bàyyi leen ñàkk fayda te ngeen génn jàmmaarloo ak Macky Sall voilà donc nee nañ leen ku toog di xaar Macky Sall pour mu jox la sa carte d'identité da ngay nelaw dem leen xeex ko jóg leen ñu xeex dem ci préfecture yi jàmbaarloo ak ñoom dem ci commissariat yi jàmbaarloo ak Macky Sall ak ñooñoom Macky Sall et sa bande fou dem leen ñu jox ñu suñuy carte d'identité buñ ñu joxul suñuy carte d'identité xam ngeen li ciy tegu moom massibam lay doon moom Macky Sall moo leen gën a xam ne duñ ko may dara duñu may Macky Sall dara kii nag moom mooy représentant PDS. non non pour la man waxuma rek PDS mais la communauté sénégalaise waaw diaspora bi li ma leen di wax mooy sama message lii rek la mooy na ñëpp jàpp ne élection du am ndax lu tax élection du am Macky Sall tegul conditions yi ñu war a demee élection fu mu nekk ni foqati la bëgg ak jël nguur gi par force ak teg ci bakkanam damay wax ni lépp loo xamante jaral na ko rek nañu ko jaral képp koo xamante ne yaa ngi ci diaspora bi am nga junniy nit yi nekk sa ginnaaw yoo xamante ne yow si sa kàddu la ñuy doxee ci sa ndigal la ñuy doxee kon tey jii diaspora bi dañuy représenté 2 fois la ñu am carte maanaam ñun suñu carte fii ak carte yi nekk ci biir réew mi kon di leen wax ni sensibiliser leen xale yi ndaw yi mag ñi ku mën a génn nañu génn ndax ci confrontation la ñuy dem ak Macky Sall ku xamul buur saay nañu la buur dee na Macky Sall maslahaat du ko fi jële Macky Sall xamul négociation ki nga xamante ne da nga ne woon sa mandat dañ koy réduire de 7 ans à 5 ans loolu mu waxoon mu teggi ko mu wax waxeet kilifa gu mel noonu na matatoo kilifa te mënatoo dogal benn dogal ci sa biir kër ba nit ñi war koo respecté gisuñu ndax ñu war koo respecté Macky Sall kuy wuyu ci àdduna moo la gën a wuyu c'est un grand bandit laa leen parce que lii muy def nii banditisme dëgg lay def kon nag tey jii loolu mu bëgg nañ leen ko ci fekk si parce que Macky Sall moomuñu nañ leen foqati li nga xamante ni mooy sunu nguur Macky Sall dañ ko folal à 65% si suffrage universel moom bu doon góor la tey jii ak programme yi nekk Sénégal ñi ngi jàpp xale yi di leen kidnappé jàpp xale yi jigéen di leen violé jàpp nit ñi di leen torturé psychologiquement privé yi li nga xam ne mooy suñu ay liberté suñu indépendance saisir li nga xam ne mooy suñu rétention de carte électeur ak carte électeur yi ñenn ñi dinañ voté ñenn ñi duñu voté yooyu sa fichier électoral boo xam ne yow rek yaa ko yore nga bëgg a nekk un demi-dieu il n'est pas un demi-dieu il faut qu'on lui sorte du palais il faut que loolu lu koy may li ñu koy may mooy ñu jóg ñu xeex jàkkaarloo Macky Sall he need to get out to the government Macky Sall amee nga ñu sonnal nga ñu fatt nga ñu yow ak sa njaboot yow ak Marème Faye Sall Aliou Sall ak Mansour Faye lan la Sénégal nga ne amuñu ndox amuñu courant nit ñaa ngi ca mbënd mi nit ñaa ngi sonn ba bëgg a dee nit ñi lekkuñu nit ñi naan ñu alimentation zéro yéen assainissement zéro kon kooku ban plan Sénégal émergent la def biir Sénégal man de gisuma ko le plan Sénégal endetté amerna tànqal nit ñi sonnal nit ñi lii ci parrainage bi mu indi de paccaxoo bii moo ko tey xam na bu baax li mu dem maanaam dafa bañ ñu am temps am pour ñu mën a toog kaas li nga xam ne mooy ci suñu ay droit mais nañ ko xamal ni ko ñu ngi ñëw ci kawam te bu ñëwee ci kawam dina génn palais. te muy dëgg rek te muy dëgg bismillah. vidéo bi rek kii ay droit am rek la doon kaas. policiers yi xoolal policiers yi li ñu nekkee Sénégal. dëgg la boo génnee xool. voilà xoolal rek. donc loolu mooy seen liggéey. voilà loolu mooy seen liggéey. xam nga dafa am loo xam ne comme ni ma leen koy waxee toujours dafa important. yéen a ko déggandoo ñun ñëpp a ko déggandoo Ndeye Fall ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñun ñëpp ñu ngi fii ci Nations Unies bi. voilà donc ñëpp ñoo fi daje tey parti politique yi yëpp a fi daje Sénégal ñëpp a bokk ndey bokk baay pour ngeen yëg loolu li ñu dul may Macky Sall mooy mu sàccati suñu élection yi du ñu may Macky Sall loolu Macky Sall opportunité bu ko sénégalais yi di dootul mayati mooy mu sàcc élection yi parrainage bi ma avertiraat leen comme ni ma leen avertiroon ne Bougane Gueye Dany Macky Sall lay liggéeyal waxoon naa leen ko mu am ñu ko weddi léegi dem leen ngeen gasaat pax yi di ngeen xam li ma leen wax Macky Sall politiciens yu ndaw ndawaan yooyu yëpp moo leen ngemb pour sàcc xelu sénégalais yi donc xam leen loolu nee naa leen Bougane Gueye Dany Macky Sall lay liggéeyal
loolu tey leer na léegi beneen affaire bi nga xam ne moom laa bëgg ma wax leen mooy Macky Sall dafa créer parrainage bi parce que fasul yéene élection am loolu moo tax ñuy kidnapper carte d'identité jàmbur yi di arrêté car yi ci yoon yi di bind seen numéro carte d'identité yi parce que li mu bëgg a def mooy bu amee 3 millions de signatures yoo xam ne daf ko sàcc comme ça bu élection yi ñëwee signature yooyu lay jël rek ne gagné na élection yi comme ça doomu sénégalais bu ñu waxee voiture armée blindée yooyu ngeen gis mu jënd mu génne ko baare tali yi yëpp moo tax ma ne leen 1 million de sénégalais ay millions sax 1 million mooy dem ci palais bi yeneen millions yi génn jàpp tali bi dinañu joxe adresse su alkaati saay-saay yooyu ñu joxe adresse su député Macky Sall yi comme ça doomu sénégalais bu ñu gaañ ñoom it ñu dem daw seen kaw njabooti loolu moo leer donc xam leen ne que Macky Sall duñ ko may dara ñu ngi fii nag ci kanamu Nations Unies fii Amérique la fii nit mën ngaa wax lu la neex ñu ngi nii fii kanamu Nations Unies voilà kii mooy Baye Fallou Karim Wade waaw waajaa may leen ko moom it mu wax wala maa la ko wax Baye Fallou Karim a ngi Karim Meïssa Wade sama waajaa ngi di leen sant di leen gërëm waaw di wax ne tey jii Nations Unies ku fi ñëw di nga xam ne opposition bi amuñuy caaxaan te it Macky Sall lañ bëgg mu jóge fi front bi nga xam ne ñoo fi nekk dajaloo opposition yi ne ci dëkk bi yëpp ñoo dajaloo waa Idriss Seck a ngi fi waa danga maam waa Sonko ngi fi waa société civile a ngi fi waa Malick Gakou ngi fi ak ki nga xam ne mooy waa PDS ñi nga xam ne nii ñooy waa kër Karim Meïssa Wade man foo may farle man nag xanaa yow société civile rek man dugg naa fi nii 1 million mars 1 million mars ñooñu nag ñooy dàq Macky Sall danga doon waxeet kon gaañe good luck today soxna si da ngay participer wala baax na man baax na waaye ragal asalaamaaleykum grand parti de Malick Gakou ñoo ngi nekk ci fii ci Nations Unies di xeex sénégalais nag dafa war a am bañ dëggu gëm sa bopp gëm sam réew ndax réewum Sénégal ñun ñoo ko bokk te waree su ko xaajoo suñu mbokk chinois baa ngi nii xaaral tuuti la voilà suñu mbokk chinois bi moom it mi ngi kaas voilà réew a ngi nii moo xam ne te it Sénégal fu ñu jëm mooy réew moo xam ne fa ñu jëm mooy boo ñu teel koo xam réew ku yoram réew xaaral ma ñëw jox la maar yaay ci réew mi lu may def ci réew mi lu bon di jàpp nit ñi tëj di jël alali réew mi point di dimbale góor jigéen ñi ci réew mi am na góor jigéen yu nekk fii yi ñu jàppoon kaw la lañ ñu ngi fii Las Vegas ak yeneen dëkk yi loolu nag kim réew nit yi diine yi nekk ca réew ma Macky Sall jóge fi dem di jullit nee na jullit la dem di supporter noonu l'islam bi waa Sénégal war nañ xam lool képp ku woteel Macky Sall na nga xam ne yaa ngi dimbale kuy dimbale noonu l'islam ndax Macky Sall moom la ndax Charlie Hebdo yéefar bu bon la bañ l'islam bañ yonent bi te ni mu koy defee ci Sénégal mooy dana dem ci këri diine yi lal fa laltaay ba pour jaxasi këri diine yi dégg ngeen déclaration Tivaouane bi gis ngeen li mu def Touba jël sëtu Serigne Touba te nit ñi am na buñ ko tegoon te tey bu waxee ñoo teg te leneen te loolu lépp lañ war a bañ la xeex ko tax na ñuy saaga sëriñ si di wax sëriñ si luñ leen war ta wax te loolu la bëggoon te loolu mooy jikkoy franc-maçon dem ba wax ci loolu Abdoulaye Wade li mu Macky Sall li mu bëggoon am na ko mooy jaxase këri diine yi ca am na ko bi mu toogee rek li mu leen wax mooy ay citoyen ngeen effet ordinaire donc loolu la continuer ba léegi di ko def mooy tax muy dem Touba di dem Tivaouane di jéem a jaxase këri diine yi man nag li ma gën a naqar ci moom mooy ñàkk wax dëgg gi nga xam ne moom moo nekk ci Macky Sall ca li ko teg sax man xam naa ko ndax bi mu ñëwee rek toog bi ñu ko falee la mu njëkk a wax mooy Abdoulaye Wade sàcc na 600 voitures ñu wax mu ne palais ba sànni nañ tàppi ñu wax mu ne bàyyiwu fa dara ci xaalis te loolu lépp ay fen la Abdoulaye Wade bi muy dem 4,888 milliards dafa bàyyi ca ba léegi Macky Sall li muy wax nii ba léegi daf koy weddi ca lii ba mu ko waxee Idrissa Seck génne ko weddiwu ko donc muy benn fen mu ne sàcc nañ fa 600 voitures bi ñu ko seetee ne ko loolu amul muy ñaari fen bi ñu ko ne tàpp yi jël nañ ko ñu del si ne ko kenn jëlu ko tàpp yaa nga fa muy ñetti fen yooyee nag moo ko topp ba léegi mënatu koo bàyyi lu mu mas a wax ay fen la ci Sénégal gépp dëkk bu ne taxaw na fa ne leen danaa leen defal nangam dara mosu caa am Touba
seen hôpital boobu mu leen tegaloon ba léegi seng yaa ngay naaw donc Macky Sall ci boppam moom la xamul nitu lan la moom la sénégalais yi xamul nit koo xam ne nag sàmmul kàddoom yaakaar naa ne nit ñi waruñu koo jéem a jox 2e mandat te jox ko 2e mandat mooy rey sénégalais yi kon fi ñu toll nii nga xam ne Sénégal mar nañu lekkuñu naanuñu ndox ma ñuy naan sax ëpp naa tudd fii ci télé ci seen vidéo bii yéen ñëpp ko xamantoo machine baa nga Sénégal ñu koy jox nit kon Macky Sall loolu la ñu deseeloon kon ñun sénégalais yi nañu jëli suñuy carte jéem faa jëlee Macky Sall mi ak nguuram gu bon gi ñi ko wër ay Tanor ak Moustapha Niasse ak màggat yi nga xam ne ñoom expérience bu ñu yoroon kenn xamatu ko donc sénégalais yi jóg leen ca am fulla lim su ko tànk li nga wax léegi am leen fulla mbéjum bopp kii borom bu koy fajal boppam nañu jóg jàkkaarloog Macky Sall jëlee ko fi ak nguuram rek voilà kii mooy kii jëlaaleel ma fi yow. jëlal Mara kii dafa may jël ko filmé wàll tuuti. waaw filmé wàllal Mara kii mooy Mara américain dara musu ko raw nag lépp lu ñuy defal Sénégal waa ji ñu ngi fii Nations Unies lépp lu ñuy def lépp lu am Sénégal ñu nag Mara américain ñoo koy defandoo Mara ngi nii sénégalais masta daje pour xeexal Sénégal te Mara mi fekkew ok asalaamaaleykum sama gars yi what's up yeah good afternoon ladies and gentlemen tey dañoo ñëw fii pour protest against Macky Sall ak régime bi ñu fas yéene koo daaneel parce que régime u dictateur la dañuy sàcc alalu Sénégal di sàcc suñu alal séddoo suñu suuf jël ay frère am ay jabaram ak i doomam ay gorom dugal leen ci régime gouvernement Macky Sall depuis 2012 we not gonna accept it. Our president is a thief. That's what we here for. He's a dictator. Our president from Senegal is a dictator. We not gonna accept it no more. mënuñu ko supporter. Sénégal yëpp ñëw nañu fii danañ fi def 5 jours danañu dem maison bi nga xamante ne président Wade moo ko jëndoon en 2008 mu nekk 44 diggante Second ak 3rd Avenue danañ fa dem manifester fa danañ fi ñëw tey danañu ñëw suba danañu ñëw le 29 même Macky Sall xam nañu ma nga Sénégal mais ay nitam a ngi fii ci biir fii nañu taxaw ba affaire bi jeex ñu doog a dem ñibbi suba danañ ñëwaat le 29 kan ñi ngi wax yéen ñi nekk ci diaspora bi yëpp France Italie Angleterre South Africa everywhere you of adduna bi manifester leen ñu jële fi régime dictateur parce que carte électeur yi mi ngi mu tee nit ñaa ngi nii kenn mënta xëy Sénégal am ay jafe-jafe force de l'ordre yi di sonal nit ñi léegi nag dafa dem jënd ay armes ñëw nag pour jéem a not askan wi xëbal leen pour élection yi di ñëw mu bëgg koo sàcc léegi nag li may wax yéen ñi def live te dima seetaan ngir yàlla ak yonent bi Ousmane Tounkara ngi nii man maa ngi nii léegi dama bëgg ngeen bàyyi caaxaan yi ñu bàyyi xuloo bi ak saaga suñu biir 1 million sénégalais yi nga xamante ne Ousmane Tounkara moo créé mouvement boobu dama bëgg yéen ñëpp ngeen jàpp ci joxagul ban jour la ñuy génn nag mais bis bu ñu ko waree génn dañ koy bet génn ko Macky Sall ba ma ko ca pale ci mbedd pale ba waaw gars yi ngeen def ay live di nekk ci kii ci WhatsApp yi di passante audio yi xamal ni Macky Sall dictateur la sàcc la voleur la am naa gën a curse mais am naa gën a waa kaay nag yaa ñu wutal permis bi ci live bi ñëwal voilà waa ji jàmbaar yi bari nañ ci dëkk bi suñu waa ji vraiment Abdou Khadir vraiment moom mooy sénégalais ba nga xam ne comme niñ leen koy waxee rek bi ñu sàncee mbir mi vraiment Abdou Khadir moo dem wutal ñu permis bi moom moo tax ndaje mi tey mën a am moom moo dem wuti autorisation donc ñu koy gërëm rek ba pare jox ko kàddu moom it li mu am mu sànni ko ci li nga xam ne moo ko naqari ci Sénégal. voilà merci beaucoup Ousmane donc ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax donc di encourager ñi nga xam ne sénégalais yëpp nga xamante ne déplacé wu na ñëw fii ci siège des Nations Unies. il se trouve que fii ñëpp dëkk bi xam ne ñëpp xam nañ dafa xat mais Sénégal daf ñu ko jar donc ku ci nekk dafa bàyyi ay activités am tey lundi la dafa xat mais danoo bàyyi suñuy activité ñëw ndax Sénégal
donc ñi ñu ngi fii mais suñu xel mi ngi Sénégal donc c'est la famille qui souffre ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi souffrir Sénégal ñun dañ koy ressentir donc j'invite tous les jeunes j'invite tout le monde pour ñu jàpp ci xeex bi de telle sorte que le président Macky Sall mu jógee fi ndax il ne peut pas se permettre mu daal ñu xañ le droit de vote en même temps aussi mu xañ la nationalité donc am na ñu bëri ñoo xamante ne amatuñu carte d'identité donc mënatunoo prouver ni ñoom c'est des Sénégalais donc loolu mënatunoo jàngi école mënatunoo renouveler seen i papiers mënatunoo def dara donc il faudrait que vraiment tout le monde que ku nekk fi nga nekk nga jàpp ni xeex bi sa xeex la doo waroo toog bàyyi ñeneen ñi xeexal la ko fii dafa xat ñëpp ñu ngi ci seen i activité mais dañ koo bàyyi ñëw fii ngir par exemple pour que Sénégalais yi nekk ci dëkk ba nekk si jàmm les Sénégalais de la diaspora aussi nekk si jàmm donc ñu ngi leen remercier bu baax vraiment dina encourager bu baax a baax je vous remercie. jërëjëf waaw donc sama frère. waaw salaamaaleykum donc joxeel sa participation. waaw salaamaaleykum. ah maa ngi live kay. un million match fa Sénégal. oh million ok. non c'est page laa nekk nii. mais waaw sama page dama ko partagé rek. partagé naa ko de non. voilà partagé naa ko. xaaral partagé naa ko. wala dama demoon di ko bëgg a partagé. yow demal waaw. boo ko dugalee ci panel bi. moom bu ko dugalee ci panel bi rek nit ñi dañu ko mën a am ci panel bi. waaw. Ousmane laa wax. waaw waaw ma ne ko bu ko dugalee ci panel bi ñëpp dañu ko mën a am. nee dina ko dugal. voilà bismillah. voilà asalaamaaleykum Moustapha Diop PDS New York fédération PDS USA ñu ngi fii ci siège Nations Unies ci New York tey mooy ouverture section extraordinaire Nations Unies bi 2018 léegi man sénégalais yi laay waxal sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi Sénégal xam nga peuple sénégalais bi laay waxal sénégalais yi yéen da ngeen war a xam ne politiciens yi xam nga lim bu néew lañ ci Sénégal donc xam nga sénégalais peuple bi ci boppam ñoom ñoo war a jug jël xeex bi waaw parce que Macky Sall dictateur la boo xam ne. boo demee 1 million page 1 million bi ngay def. waaw Macky Sall dictateur boo xam ne la lépp lu mu wax xam nga da ciy dellu ginnaaw parce que fii la toogoon ne sénégalais yi 5 ans laa fiy def xam nga wër àddina bi yëpp Nations Unies ak Union européenne ak fépp dem ne day wàññi mandaam de 7 ans à 5 ans ba ñëpp di ko félicité ñu dem ba ca cappaandal ga mu waxeet toogaat fi yeneen 2 ans mais problème bi du loolu problème mu sénégalais yi mooy da ngeen di xool Macky Sall Abdou Diouf dafa teg affaire yi ci yoon Abdoulaye Wade gagné ko mu félicité ko dem yoonam Abdoulaye Wade teg élection yi ci yoon Macky Sall gagné ko mu félicité Macky Sall dem yoonam mais pourquoi léegi ñu dem ba 2019 xam nga sénégalais yi askan mi baat bi dellu siwaat seen loxo Macky Sall lànk ne du jaarale élection yi ci yoon di lànk ne mooy tànn ñi muy jàmmaar lool ñii dañuy bokk ñii dund bokk xam la léegi nag sénégalais yi vraiment mbir mi si seen loxo la nekk naka la président bi téye 2,5 millions carte d'identité sénégalais ne du ko joxe ngeen toog mu toog ba tey mu ñëw di leen ger xam la ku mu jox 5000 boo ko jëlee xam leen ne junni ginaar bu baax sax jarul junni ku mu jox 30 waaw mais ku mu jox 30 000 boo ko jëlee bëy bu baax jarul 30 000 ku mu jox 50 000 boo ko jëlee xar bu baax jarul 50 000 problème bi mooy xaalis bu ñu leen jox tamit lekk leen ko xaalis bu ñu leen jox lekk leen ko ba seen xaalis la mais boo leen duggee ci bañ gàcce gi di ngeen war a def ngeen def ko xam nga mbir mi daal seen loxo la pesum kanam nit moo koy fajal boppam yàlla nag du leen wàcceel malaaka yi wàcce jinne yi pour ñu xeexal ñu suñuy droit ñun citoyens yi ñoo ko war a xeex muy politicien muy société civile muy ñëpp ñun ñëpp ñoo am responsabilité boobu léegi mbir mi dellu si waat na suñuy loxo 2019 xam nga Macky Sall jaar na fi am na ay diggé yu fi diggé ci région bu nekk dem na fa def fa conseil des ministres décentralisé diggé fa 3500 milliards léegi wax leen ma ban région ci 14 régions yi li fa Macky Sall diggé woon def na ko fa léegi bu ñëwaatee dellu si di laajaat baatu askan bi loolu léegi yéen war ngeen xalaat kii ndax waxu démbam ak jëfu tayam ñoo ànd xam nga loolu daal laa amoon lu may wax léegi mbir mi ngi ci loxo sénégalais yi quoi jërëjëf. voilà donc gars yi ñun ñoo ko gisandoo rek suñu gars yaa ngi donc comme ni ñu leen ko waxee dañuy xeex ñun Sénégal la ñu gëm
we believe in our country. ñun Sénégal lañu gëm. we believe in Sénégal waaw. waa ji lee line B boo fa demee. ñii ay Mauritaniens lañu. waa ji nee na pare na moom Macky Sall ba pare. te Mauritaniens la ma nga ne dañuy manifester pour Mauritanie ma nga lay jël leen. te moom pare te. non non pare na Macky ba pare. imaginel. waa Mauritanie la waaye moom pare na Macky Sall ba pare. waa ji Mauritanien. kon day voté nga ne. nga ni koo pare na nga ni. réfugié mauritanien. affaire yi bàyyi leen ko xaar leen. wolof lay wax ni yow. naka def. ah kii fan naa ko. waa fan la nee na Macky Sall la pare na. yow waa fan nga. ay dara waaw. nga ne koo pare ne. ah yow nga ni pare na nga Macky Sall ba pare. koo jàppale. ah loolu nga wax. non non xam naa ko dama wax ak pare na kay. Matar kii di laaj pare na kay. Matar. waa ji suñu xarit bi Mauritanien waaw léegi dafa ñëw fii di protester Mauritanie waaye biñ ko piégé laaj ko nee na mooy ci ñi Macky Sall caay-caay dem defari seen carte d'identité Mauritanie ci la bokk pare na Macky Sall waa ji taxaw suñu ginnaaw ah xam ngeen ñun jàmm daluñu ah Macky Sall jël na suñu réew mi jaay na ko Mauritanien ak Ivoirien yeeg lu ne léegi sénégalais yi muy dem parrainé loo mooy ñooñu sénégalais yi du leen parrainé loo ne sénégalais yi dañoo soof daf leen di addu kalpe daf leen di gaare camion yi ci yoon bi di leen sàcc seen carte d'identité yi di relever numéro carte d'identité yi parce que li ngeen xamul Macky Sall xeex international day préparer pour vision internationale bi pour adduna bi xam li muy def caay-caayam gi mooy ci parrainage bi nii moom soxlawul parrainage pour nekk candidat présidentiel waaye daf ko def tout simplement pour bouleverser mentalité nit ñi ci àdduna bi comme ça tey bu amee 3000 signatures bu amoon 3 millions de signatures yi nga xam ne moom lay laaj bu boobaa après mu fen président àdduna bi ne voilà ku am 3 millions de signatures war naa mën a gagner président élection présidentielle premier tour waaye na mu def ba am signature yooyu la nit ñi dul xam comme ni ñu leen koy waxee suñu waa ji tey boo ko xoolee moom Mauritanie la ñëw fii pour protester taxaw fale léegi moom pare na Macky Sall kooku ak ñeneen donc xam nga ne ñun li ñuy dund Sénégal sawaay yàlla nañu yàlla dimbali ah waa ji Mauritanien la mi ngi suñu ginnaaw mi ngi leen tax mu ne pare na Macky Sall ba pare na Macky Sall pare na mi ngi suñu ginnaaw nii mooy ñu jën dañuy fontoo rek dañuy fontoo nga xam nga lii ay foutaise lii ay foutaise la waaye ñu ngi fi de duñ ko may dara bu ci yàlla àndee ñu ngi fii ci Nations Unies bi gaa yaa ngi nii bu xiyee voilà ñu ngi fi duñu arrêté de bu ci yàlla àndee waxoon nañ ko ñëpp a ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw ñëpp a ngi ñëw te bu ñu ñëwee fii la ñuy fekk waaw loolu génnewu ko ci de loolu génnewu ko ci de loolu génnewu ko ci ah ñoom ñëpp ay carte d'identité sénégalais maar ñoom lay laaj. mais dañoo carte d'identité sénégalais lañ. maar dañuy wot. maar. maar nga ca gaay maar. waaw wax na dëgg de ñoom ñëpp am nañ carte d'identité Sénégal. maar. maar. jëlal ma leen de. ndax maar jël leen maar. suuru wate ba. maar booba la yëf yi feeñ. maar suuru wate ba bu ñu leen fa gis de. yow yéen ñëpp jël naa leen. suur bi ñu élection. waaw boo leen fa gisee. ndaw sa mere na ma problème bu rëy ngeen dina mer kay. parce que xam naa ne ay Mauritaniens ngeen d'abord ba pare. munoo dana ko toog Mauritaniens di wotal Sénégal. Europa pied fan. Europa be Sénégal. maar loolu baax na loolu kay. maar. dañoo bëgg a against Abdou Aziz Ba ragal. jëlal ma leen ñëw. jël naa ko muy ragal. ma ne ko ragal amul. ñu wotal Macky Sall. Abdou Aziz ñaari mandat. léegi next yee lay def 3e mandat te léegi dafa not waa Mauritanie. waaw mooy xarit dictature la waaw dictateur
ñoom na ñu bëgg a protester ragal ma ne kon baaxu kan béy ba nga ñibbi kër ga fii ñun Macky Sall dañ koy saaga sax Macky Sall dañ koy saaga dañuy regroupé benn kii bismillah les gars ñun moom ñu ngi nii rek comme ok ñoo leen nee nañ Macky Sall waxoon nañ ko nee nañ ko boo commencé ci nootu doomu sénégalais yi duñ la may dara and he doesn't understand doomu sénégalais yi muy laaj bismillah sooy bu nee na li mu filmé woon fii yëpp dafa yàqu ñu regroupé waat ñu filmé waat ko dugal ko Facebook ok waaw kii de mooy Baye Fallou Karim Wade gis ngeen ko moom kenn mënalu ko dara boo ko nee rouge ñu sol photo Karim Wade dem ñëw taxaw boo nee société civile kenn warul sol waa ji ñëw sol affaire Karim Wade kenn mënu ci dara nañ ko bàyyi noonu rek kenn mënalu ko dara li mu gëm la gëm voilà bismillah waaw na am ñu yëkkati kii ci kaw. ah pancarte yi na jóg. na pancarte yi jóg. pancarte yi waaw. ok am here. waaw maar da ngay jonkoon nag duñu gis. tuuti rek waaw. voilà. ñu gàtt ñi féete kanam ñu doon ñu féete kanam. Pare nañ. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Macky Sall dictateur. 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 Marème Faye dictateur. Macky Sall dictateur. Marème Faye dictateur. Macky Sall dictateur. Marème Faye dictateur. Macky Sall 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 dictateur. waaw suñu criminel bi moom moo ñu fi tax a ñëw tey comme niñ leen koy waxee rek duñ ko may dara parce que nit ku jóg pour noot doomu sénégalais yi nga xam ne yow sa liggéey suba ba ngoon jot ay fen la nga bëgg a taxaw léegi sénégalais yu wodd yu daanu saret yi bëgg a da ànd ak waajooju di nootal doomu sénégalais yi xam leen ne yéen ñi ànd ak Macky Sall yëpp ay complice ngeen ci criminalité yi nga xam ne yooyu lay teg doomu sénégalais yéen ñi ànd ak Macky Sall yëpp l'histoire vous reviendra di ngeen mës a toog bu ñu jàppee Macky Sall ba ñaf ko ci kaso bi yéen ñëpp di ngeen taxawaat ngeen wax fan ngeen newoon bi doomu sénégalais yi di xeex lii bi ko doomu sénégalais yi di naqarlu di ngeen toog ngeen wax fi ngeen newoon parce que yéen ñëpp yéen a ngi toog yéen criminel yi ànd ak Macky Sall yéen a ngi toog di déglu ngeen caay-caay gi muy doxal ci dëkk bi yëpp xam ngeen ko ndax màcc ngeen tàngalu buur wax nañ leen nee nañ leen ku màcc tàngalu buur di nga wax lu neex buur Macky Sall jéem na féewale fi mu ne tarixa yi lay jéem a féewale gis ngeen ko dem na ci Tidiane yi keroog dégg ngeen li sëñ bi wax léegi mi ngi dem ci ay sëtu murit yi jaxase bopp yi daajante bopp yi bala ba moom buy jógee Sénégal jaxase sénégalais yëpp voilà kenn jàngul li important Sénégal dégg ngeen ko kenn naanul kenn lekkul kenn nelawul Sénégal tey kenn nelawu fa ku ne Sénégal day nelaw ay gént nga man mii wax ak yéen chaque jour nga jot téeméeri téléphone ak juróom fukk ci ay nit yu lay waxi problème yooyu yëpp daa su ko mën a faj mbéjum kanam borom moo ko mën a fajal boppam jóg leen ngeen dajaloo ñu préparer la marche historique buy changer histoire du Sénégal ba faw président bu mën a ñëwaat it dina xam ne que lii mënta nekk Sénégal dafa bokkul ci dëkk yi ñàkk fayda doomu sénégalais dafa bokkul ci nit ñi ñàkk fayda doomu sénégalais kenn mënu koo yeb ci àdduna bi
Macky Sall comprendre leen ne que benn la ci 15 millions de sénégalais boobu pexe bu mu fexe nañ ko fexe dindi ko sànne ko nale woon ko ne que lépp dëgg la Macky Sall nañu jóg jàmmaarloo ak moom na doomu sénégalais yi jóg woon Macky Sall seen réalité ku xamul Macky Sall li mu capable ba léegi seetal ci Khalifa Sall nga seet ci Karim Wade nga seet ci Barthélemy Diaz nga seet ci Assane Diouf di nga xam ne Macky Sall capable na lépp c'est lui le juge le jureur et l'exécuteur Macky Sall ñemewul ñëw Amérique waxoon nañ leen ko loolu wax nañ leen ko fii bu fi ñëwee du am dara du nelaw if he come here he won't sleep démb ci guddi woo naa leen ci hôtel bu ñàkk fayda boobu nga xam ne moom la mbokkam yi di dal fii Amérique cagatu rek moo leen fii indi ak shopping sàcc xaalisu réew mi ñëw jënd fi ay bagages Marème Faye Sall musul dégg saagu $5000 lett na Amérique ba gatam tàng léegi ànd na ak Macky Sall ñuy sàcc alalu Sénégal bi di ko shoppingee di ko organiser ay tënd ndiir ak ay sabar xam ngeen ne loolu mooy wane ne que foutaise am na Sénégal te comme ni ma leen ko waxee nag nañu bàyyi xel aussi ci nga xam ne ñooñu li ma leen di wooyee man c'est les agents Macky Sall yi nga xam ne ñoom la yor ci dëkk bi les agents accomplices de Macky Sall les complices de Macky Sall ku mel ni booy Aliou Lawbe Sow boo jógee ci Aliou Lawbe Sow nga dem jaar ci Bougane Dieydaani ñooñu ay agent wu Macky Sall lañu ak yeneen nit ñu ñàkk fayda ñi mel ni ñoom donc comprendre leen ne que du ñu may Macky Sall dara voilà Macky Sall doomu sénégalais yi dañoo sonn ci moom on est fatigué de lui on en a marre de lui du ñu may Macky Sall dara waxoon nañ ko nee nañ ko xaj la waaw loolu xam nañ ko loolu kenn waxatu ko Macky moom xajeem on n'en disconvient pas lii wax ji mooy xaj dañ ko war a dugal ci néegu xaj yi Macky Sall bu dee ginaar nañ ko dugal ci ngunu ginaar yi mais li ñu mënul supporter en tant que doomu sénégalais ñuy toog ñuy seetaan Macky Sall ak ay bullshit muy nootal doomu sénégalais comprendre leen ne que képp ku bëgg Sénégal képp ku gëm Sénégal da nga war a jóg nga taxaw nga xar sa tànk tubéy pour Sénégal parce que Macky Sall ni muy doxalee Sénégal du noonu we all know that xam nañu réalité yooyu we know that fii ñu taxaw fii la Macky Sall di jaar buy ñëw mais du ñëw parce que fii xam na ne doomu sénégalais yaa ngi fii lay ñëw góor jigéen bi di daggasante ak sénégalais yi that's what he does moom góor jigéen la day ñëw di daggasante ak sénégalais yi moom du def liggéeyam liñ ko sant du ko def su soobee yàlla incha allahu on va libérer notre nation loolu dëgg la de mon frère kooku di wax El Hadj Diagne bu soobee yàlla la révolution est imminente comprendre leen loolu ngeen jóg yeen doomu sénégalais yi ñu jël suñu destin à notre main nañu comprendre ne que Sénégal dafa am constitution te constitution boobu lu ñu war a respecter la képp koo xam ne respecté wul constitution boobu waroo njiite réew moom Macky Sall respecté wul Sénégal respecté wul sénégalais respecté wul constitution Sénégal Macky Sall dafa defee ne constitution Sénégal tissu Lagos la rek saa bu la neexee dagg ci morso ñaw incha allahu ñu ngi leen di xaar samedi aussi waaw ren Mendy gis naa nga bind samedi ñu ngi leen di xaar fexe leen samedi la Sénégal di wax samedi la Sénégal am kii ci session bi samedi la ñu am rendez-vous fii ci session bi imagine leen ne Sénégal ci dëkk yi daan njëkk wax ci assemblée bi la bokk waaye léegi ci dëkk yi ñuy mujjee jox kàddu ci la bokk voilà dernier jour assemblée générale bi ci la Sénégal di ñëw donc incha allahu ñu ngi leen di ñaan samedi bi ngeen génn samedi ñu ngi leen ñaan ngeen génnaat ñu ñaxtuwaat ñu naqarluwaat li nga xam ne moom moo xew Sénégal ñu ñaxtu doomu sénégalais pour ngeen comprendre ne que préparation dafa jot Sénégal élection du fa am yéen xam ngeen li ma leen di wax bu baax nañu parrainage yi ñuy def ak yooyu c'est tout simple voilà donc ñëw leen fii ñu wax ak télé bi voilà dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur ok may leen ko mu wax ko seen téléphone ngeen filmé waale lii am téléphone génne nga filmé ñu ngi filmé léegi journal américain voilà kii live la def ne ñeneen ñañ filmé may leen ko
So he doesn't want to go to the election with like right now. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. Macky Sall dictateur. He's supposed to start the election. And Macky he's Sall saying dictateur. 2.5 million. Macky Sall dictateur. 2.5 million Senegalese have been We have a dictatorship. We need to move him out. Right now, we want him to be out. We're gonna kick him out. No one lasts forever, only God. Let me tell you. And now he does 7 years now. And now we don't want him. After this term, Yes. he gonna say he gonna do a third term. So right now, we need him to stop. He have to stop and go back. So the privilege is for the people. So right now, most like 80% of the country, they don't want him anymore. We want him out because first of all, he's still like our will, our Senegalese will right now. Everybody knows the Senegalese people in Senegal. We have like oil, so we have like a diamond, so we have everything now. Senegal is rich, is a rich country. Yes. So for the Yes, oil, sir. we in the part of the like fifth country in the world. So in the oil, in the Nobody oil, don't like so him no what more. has We now kick him out. It's more than what Libby have in right now. Okay, now you can step aside to a man. So our then you country can is in interview this danger. man right here Macky too. Sall is taking all our will and sold it to the European people. Black market. And we Okay, don't black like market. that. Okay, and now right now, the unemployment in our country is very high. The unemployment is very high. The kids are suffering. The women are suffering. The men are suffering. Right now, we want him to stop. And we have to hold him to stop. That's right. the reason why we came here to the United Nations Yes. and say all the people in Senegal, Yes. they are behind us. They cannot come here, Madame. so we here to protest for the He's a Senegal. dictator. So The 52 million. the 52 million plan. Yes. So right now, ladies and gentlemen, we're not gonna move back nowhere. We're gonna go forward Okay, to Madam, Macky Sall go for it. to move away That's and not give us fair. our power. That's not fair. Okay, now interview my brothers too. Okay, you ready for women now? Okay, tell go live. Now, Tell go live. Senegalese community have Thank you. someone who is taking away our rights to vote. Yes. Macky Sall is a president that was born in 1960. Yeah. This is the person that was born after our independence. Our country gave him education. Our country gave him universal education. Our country gave him employment. Now, we had hope when we elected this man 6 years ago. He promised us that he will bring justice and he will separate our powers in Senegal. But that's not what this man did. The first 3 months we elected him, he have given all the country's natural resources to his younger brother, which is Aliou Sall. Let's say a year after that, he has arrested all his political opponents. Our elections is February of 2019, February 24th of 2019. 2.5 million Senegalese people do not have their identity cards to vote. Nothing. And if you speak in this country today, you'll be jailed the very next day. Very important. All his political opponents are in jail. Yeah. He created something called a parrainage, which is basically a fake way of, hijacking our election. In this day and age, we have police officers arresting people in the streets and taking their identity numbers for this man. So all along, the Senegalese people do no longer want him in power. We do no longer want him. He didn't even come to the General Assembly this year because he knows, the whole world knows what is up to today. Macky Sall has indebted Senegal over $400 billion in debt. We are among the 21st
poorest countries in Africa today, and very rich in natural resources. We are very, very rich in natural resources. Senegal today, his brother is the richest man in the country. No one knows his salary, this man. He came into power, he was worth less than $1 million. Today, that man is worth over $60 billion in the span of 6 years. It's a shame. The Senegalese people had enough. That's why we came here today in the United Nations to protest. And we want the world to know. Anybody that wants to know about Senegal, just Google Senegal. Unemployment is over 60%. For a country who has over 60% in unemployment, our president has more than two presidential jets. He has Rolls Royces driving him around. He has Maybachs, which he just purchased in the United States. It's a shame. Now, for the first time in the history of our country, he had bought armored vehicles for the police to bring them in case the Senegalese people want to protest against him. Because no protest is allowed, no freedom of speech is given in the country, and this is an independent country. It was the example of democracy in Africa. We never had a civil war in our country. Our country's democracy was one of the most outstanding ones in the world today. But we're coming into our elections and no opponent. And we want the world to know. Thank you very much. Thank you. Thank you, man. Thank you. Dictator. Macky Sall, dictateur. 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 waaw gars yi comme niñ koy defee rek tey moom macha allah message bi defe nañ dina jàll dina yegg incha allahu message bi dina yegg fa mu war a yegg voilà donc jàpp leen ci ñun ñëpp nañ ci jàpp ku nekk li nga ci mën na nga ko def ngeen partager vidéo yi mu yegg fu ne ci àdduna bi xam nga li tax ñu koy wax du Macky Sall rek moo tax ñu koy wax c'est important pour ñu xam ne que xeex bii ñuy xeex c'est pour le futur de notre pays c'est pour nos fils et nos grands-fils pour suñu doom ak suñu ay sët la donc comprendre leen ne que bu ñu xeexul xeex bi léegi kañ lañ koy xeex bu ñu xeexul xeex bi tey kañ lañ koy xeex Macky Sall baaxul ci Sénégal Macky Sall baaxul ci Sénégal Macky Sall baaxul ci Sénégal donc comprendre leen ne que bu ñu jógul xeex Macky Sall kenn duñu ko xeexal adduna bi dañuy toog jàpp seen jàmbur voilà boo leen xoolee tey Mauritanien yaa ngi fii ñoom matuñu juróomi nit voilà mais pourtant seen message mi ngi jàll voilà Mauritanien yaa ngi nii dégg nga voilà ñu ngi nii voilà suñu frère Mauritanien yaa ngi voilà donc fexe leen ngeen partager vidéo yi ngeen xam ne sénégalais yi vraiment naqarlu nañu ñaxtu nañu ñëw nañu ñu ngi leen di woon aussi ne que suñu frères et sœurs yi nekk Sénégal diaspora bi we with you 100%. On est de tout cœur avec vous ñu ngi ak yéen de te incha allah bu ci yàlla àndee dinañu woon Macky Sall lépp dëgg la ci fan yu néew wax nañ leen ko ñu ngi lancé million marche fu ne ci Sénégal pour doomu sénégalais yëpp xam ko benn marche la nag c'est historique du ñu joxe date we not giving any dates parce que Macky Sall ku ko jox date mu noot la xam ngeen li xew nañ ko bàyyi mu jënd voiture am arme yooyu ñëw tegal ñu ko parce que oto yooyu la ñuy utiliser pour dajji dugg fekk ko ci biir pale ba xam nga yàlla day jox baadoola gànnaay te nee nañ la yàlla buy defar day mel ni day yàq donc yéen bu leen gis auto policier yooyu rek ngeen tiit voilà. I need you for posting your message. I need your name and your position. My name is Ousmane Tounkara. You're welcome. kooku mooy Ousmane Tounkara
moom lañ doon interview léegi su ko defee mu doon wax ci li nga xamante ne moom mooy problème mu Sénégal ak dictateur bi nekk Sénégal muy ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall tey jii nag peuple Sénégal yëpp a ngi nii ak suñu mbokk chinois bi ma nga ne la mooy kii nga ko moom dafa ñëw pour proteste pour jàkkaarloog président Chine nee na dictateur la corrompu la United Nations moo nekk na le seen frère mar américain moo koy filmé Balla Diagne maa ngi lay nuyu Baye Maam maa ngi lay nuyu di nuyu Ayou Sow di nuyu Moussa Koyeta maa ngi lay ziar bu baax Mam Baye maa ngi lay nuyu non père Ousmane yow behind ma xool ak ñeen Aliou Sow ñu ngi lay ziar bu baax gis nañ la ci live bi Moussa Koyta gis nañ la ci kii bi gars yi gis ngeen auto police yaa nga ne le fii yëpp dañ koo sécurité leen yee parce que réew mi moom dafa nekk réewu démocrate waaw mais ren nag am na tuuti changement bu am fi niñ ko programme organisé wuute nag daaw parce que si ngeen ñële ngeen gis côté bële ñee ngeen gis waa Mauritanie ñoo taxaw nele parce que président Abdou Aziz président Mauritanie moom moo ay nitam ñoo nekk nele ñële ngay gis waa Porto Rico ak dominicain yi ñoo nekk côté bële ngay gis ñoom ñu ngi protest against maanaam xam naa seeni human right daal waaw waa OSR ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu waa ADS di nuyu waa mouvement dafa jot di nuyu ñoom 1 million mars non mobilisation bi ñëwagul quoi kooku après nañ leen ko wax libéré Assane Diouf non Assane Diouf fàttewu ñu ko def parce que loolu moo war a ñu ñëw fii te Ousmane Tounkara tamit mi ngi fii ak ñun ñëpp waa opposition bi nit ñaa ngi nii commencé ñëw dinañ fi nekk ba 4 heures ci ngoon heure New York ñi ngi xeexal Sénégal yëpp Assane Diouf nañu ko bàyyi kooku seen frère ma américain ma ko Macky Sall dictateur la Assane Diouf na nga ko bàyyi you better freedom to speak man I'ma come get you soon I come get you I'm gonna put you all the way to the beach you better know that before I come you need to move out Macky you need to move out waaw Moussa Gueye mi ngi nii ci dugg na léegi bopp baabu wala bopp ba mi ngi nii ñëw na boobu gis naa la gisaan naa Aline Sow nee na free Assane Diouf gis naa Abdoulaye Mballo mi ngi seetaan Pape Mamadou Seck mi ngi seetaan 1 million mars Sénégal Mar American forever one love jaajëf my brother all us brothers around here we protest to 4 or 3 hours Baye Mané maa ngi leen nuyu mon frère Ousmane yow billahi champion nga mon frère Ousmane billahi champion nga Amar Pape Ndiaye merci Mar thank you Bopp Ba merci thank you Abdoulaye Mballo Ousmane ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax Abdoulaye Ndaw forever ana Ousmane Mbaye ana Ousmane Sow gisuma ko gisuma Galsen gisuma Modou Galsen gisuma François Hélène Gaye gisuma Badara Lo gisuma George Dieye gisuma Labron Seck gisuma Sëtu Buur Saykou Nija Samba Gassama Baye Mané yéen ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax Mohamed Diop mi ngi ci panel bi Amar Pam Ndiaye mi ngi ci panel bi Aliou Sow mi ngi ci panel bi Baye Mané mi ngi ci panel bi all y'all nigga be watching us man y'all need to come over join with us my brother sister waaw kan sama gars yi gis ngeen ko na Ousmane yow
xanaa da nga am batterie bu koy saa sa téléphone si soo ba léegi moom nga batterie bi waaw li tax bi téléphone lan la du batterie ni mu mel nii moom non mais léegi yow bu batterie wàccee nooy def bu batterie bi wàccee sama jabar jël si ma ak oto bi ma xool ana batterie bi non maanaam bi wàccul non waaw dafa wàccul nga dalee film ba léegi dafa wàccul ama yow da nga war a boo demee ci Mondoy Sincère waaw mën na lay jaay batterie réserve waaw xam naa ko mais mosuma ko soxla ah bon man affaire daf maa jaaxal parce que diir bi ma fi def sama batterie may ñëw dafa fees te gis naa mu def mocc affaire bi kii deful dara du def dara waaw comme gars yi ni ngeen ko gisee rek sama xarit maar a ngi donc vraiment waaw man li ma jaaxal ñoom Modou Galsen ak François Hélène Gueye Sëtu Buur Ousmane Sow Moussa Mbaye ak waa mouvement dafa jot waa ADS ORT ORS yéen ñooñu ñëpp da ngeen a war a ñëw waaw jéem a join ci nga xamante mooy live Facebook bi ñu ngi fii ci buntu Nations Unies Macky Sall tapet la dafa daw naa leen wax benn affaire xam nga affaire Bruno Diatta bi da koy nëbb xam nga Bruno nee nañu ñëw na ba aéroport ba ñu waroon a ànd dam Mali léegi nag ñun ci rajo APR ñoom ñoo wax ni ñoom bi ñuy déparé tam ba ci yoon bi avion bi dafa tourné waat ñëwaat ñu ne Macky Sall nee nañ ko Bruno dafa génn àdduna léegi nag ñun suñu problème mooy waa APR ñoom ñoo ko waxoon keroog ci seen rajo vendredi bi passé ñoom dañoo bëggoon a xam Bruno moom ndax ci biir avion bi la dafa malaise wala ci aéroport bi ndax ñoom ñoo ko wax kan la fa xew ñoom xam nañu ko ñun nag dañoo bëgg ku ñu leeral loolu parce que nañu bàyyi nit ñi ñuy sacrifice pour toog ci nguur bu dee saltige wax nañ ko lim koy wax. Macky Sall ñu ko day daanu 2019 ba tax na muy sacrifier nit ñi. Macky Sall dara am du leer. parce que xam nga nit ku dul wax dëgg mooy déjà rek nit ku bëggul lu leer. Macky Sall sénégalais yi xam nañ ko on le connaît. ah dégg nga ko. nee na fenkat la du wax dëgg. nit kuy fen baaxul. Macky Sall bu la nuyoo ba pare sax. bu la nuyoo ba pare war ngaa compter waat say baaraam. yaa fenkat bu mag la de li kii wax dëgg la wax dëgg. lu mu wax suba ba guddi jot du doon dëgg. man gàcce bi Sénégal am ci Macky Sall déception bi Sénégal am ci Macky Sall kenn xamul kenn xamul fu mu toll. ah dégg ngeen même libération Barthélémy Dias bi gis ngeen Barthélémy Dias fan yii la ko war a bàyyi léegi dem na indiwaat nañu rappel waat nañu kaam bu yàgg ba pour bañ ko mu génn rek. voilà kaawu Ndiaga Diouf bi xam ngeen léegi li ci xew. Macky Sall tout le monde connaît ce qu'il fait waaye liñ lay wax rek li muy rend ci ay loxoom lay naaj. justice bii muy jàpp di ko manipuler même justice bii la ñuy bàyyi mu atte ko ba pare balaa ñu koy jubbanti dinañu jubbanti justice Sénégal waaye balaa ñu koy jubbanti dinañu fexe ñi mu justice bu jubbanti bii moo koy atte moom buñ ko jàppee loolu moom dëgg Macky Sall duñ ko may dara bis bu ko sénégalais yi tegee loxo dina xam ne li daloon Samuel Doe caaxaan lay doon li daloon dictateur yeneen Afrique yëpp caaxaan lay doon duñ ko bàyyi muy dem di doxantu di lekk ci ay restaurant ak biiram bu rëy boobu de Macky Sall buñ ko jàppee poids bi yëpp dina daanu dans une semaine du lekk dinañ ko dugal ci kaso bi dinañ ko noot won ko ne li muy def doomu aadama yii yëpp dinañ ko jaarale ci kawam dina ko gis xam nga li ñuy wax doomu aadama yi rek ñu ne ku doomu aadama looy def rek xam ko parce que justice bi mu créé injustice bi mu créé nii Sénégal moom mooy ñëwaat dal ci kawam li mu créé si Sénégal ni yëpp monstre yi mu créé Sénégal yëpp moom la ñuy ñëw lekk voilà Macky Sall ay affaire am c'est des foutaises yow yaa catu sama batterie ba dee na nag maar moo catu sama batterie ba dee na léegi gars yi batterie bi flat na donc xam naa dañuy bàyyi waxtaan bi nii rek ba beneen yoon incha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moom la ñuy defal Sénégal yéen ñëpp ñu leen di joxaat rendez-vous rek ci kanam xam naa dinaa duggaat incha allah te aussi. yaa ngi filu caaji. merci frère. boo amee filu caaji ma rob Assane Diouf de nous avoir réveillé merci ren ñu ngi lay nuyu yow jàmbaar nga yow moom waxuma la jigéen ju man góor waaye jigéen ju man téeméeri góor nga yow jàmbaar yow moom wax dëgg yàlla ku xam ki nga doon ku xam sa njàmbaar rek toog fii di ko expliquer sax day mel ni ay perte temps voilà gars yi jërëjëf waay batterie bi flat na donc maa ngi leen di bàyyi ba beneen yoon incha allah